jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan Senejet bu ngeen gisee nag fi nga xam ne nii foofu la ñu nekk ñu bëree bëri peut-être dinañ nekk Mbàkke te duñu ko xam seen émission kaddu askan wi la tey nag ñuy dalal Mamor Diaw mu jiite kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo ne non au centre d'épuration des eaux usées muy centre bi nga xam ne def nañ ko fii nii ci Mbàkke buñ nee nag eaux usées mooy ndox yu bon yi nga xamante si nii kat gis nañ ne sax ñoom li ñu wax mooy bu fekkoon Mbàkke lay jóge ñu ne à la rigueur waaye ndox yi nga xam ne dañuy jógee Touba ñu fas yéene ko indi fii mu daat fii nekk ci centre bii nii mu ngi fi nekkoon nag centre bi ñu ngi ko tabaxoon si jamonoy maire bi fi nekkoon di Abdou Mbacke Ndaw boobu ba léegi waaye nag liggéey bi dafa taxawandi boobaak léegi doxul ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon liggéey bi sax presque nekkatuñu fi Mamor Diaw mii nag moo jiite kuréel gi nga xam ne ñoom dañoo bañ ña centre bii du fi nekk ndax daraay njëriñu Mbàkke nekku ci waaye gis nañu daal li nga xam ne noonu la waroon demewu ko loolu nag la ñuy tënk waaye dinañ dugg ci biir visiter ngeen gën a xam centre bi fi mu nekk ak centre bi tamit nekkinam fii nga xamante si ni mooy Mbàkke Diamaguène Mamor maa ngi nuyu. Seydina Aliou maa ngi lay fay. maa ngi lay fay di la remercier di la masawu coono ci déplacement ak dérangement bi nga def ba ñëw fii nii tey di remercier ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. di ñaan yàlla aussi liñ fi wax lépp mu nekk njëriñ. ba ñëpp jariñu ci. di remercier xalif général des Mourides di ko nuyu. di ko ziyaara. yàlla guddal ko fanam. yàggal ko suñu kanam ci barke Seydina Mohamed merci beaucoup. bu ñu waxee nag centre bi muy bërëb bi ñu taxaw depuis kañ lañ ko fi commencé tabax. waaw centre bi mi ngi fi ñëw depuis 2019 du moins. 2019 nañ fi commencé tabax centre bi. donc boobu ba léegi ñu ngi woon travaux yi et tout ça ñoom mais avant loolu ñun dañu xëy rek gis benn centre boo xam def nañ ko benn base. ñu xëy ñu ne base bi pour lan la les gens disaient que ne fii sapeur pompier nañ fiy def. ñii ne caserne gendarmerie nañ fiy def. ñun aussi tayaluñ en tant que jeune bu nekk ci koñ bi aussi ñu déplacé wu dem fi nga xam te mooy préfecture. dem gis le préfet ne ko dañuy gis benn base boo xam ne dañ koy tabax fële te xamuñu lan la. ñu bëggoon nga jox ci benn éclaircissement. mu ne base bi nekk Diamaguène quoi mu ne ñu effectivement foofu centre d'épuration lañ fay def. des eaux usées. ah bon mu ne ma ne ko pardon monsieur le préfet su ma juumul am na centre d'épuration des eaux usées boo xam ne si ni ñëwoon na Touba. en 2016. mais waa population Touba dañoo rejeté woon centre bi. ñu ngi ko bëggoon def fi nga xam te moo nekk kaddu balloo ji. mais ñoom ñu le accepté wuñ pour ñu def ko fa. ñu indi ko fi nga xam te mooy Pofti. il a fallu que le maire de Pofti jugee États-Unis ñëw taxaw ne na arrêté travaux yi. donc centre boobu moo bloqué woon est-ce que du monsieur le préfet centre boobu la ñu indi ñun waa Mbàkke. mu ne effectivement centre boobu la. jamono yooyu ban préfet moo fi nekkoon. Mané. préfet Mané moo fi nekkoon jamono boobu mu ne effectivement Diaw centre boobu la ma ne ko ah bon mu ne waaw ñu ne ko kan moo piloté loolu. mu ne maire moo ko piloté. ngeen dem après ngeen waxtaan ci ak moom peut-être dana leen jox plus d'explication. ñu génn bi ma génnee bureau Mané. automatiquement ñu ñëw bureau secrétaire municipal. ñu ñëw nuyoonte ak moom laaj ko ne ko dañuy dégg ne centre d'épuration da ngeen koy tabax à Diamaguène. ñu bëggoon ci am ay leeral centre boobu naka la demee. moom en réalité mun nañu Diaw carrément man centre boobu xawuma ci dara de toutes les façons daal. waxtaan nañ ba foofu nañ ko bëgg a def. ah bon mu ne en tant que secrétaire municipal mu ne ma effectivement. léegi ñu ne ko d'accord après ci laa ñëw man aussi ma sensibiliser waa koñ bi waxtaan ceeg ñi nga xam ne si ni ay jeunes lañ sama moroom jeunes yoo xam ne yàgg nañu taxawal koñ bi en plus daal di contacter le président conseil communal de la jeunesse bu Mbacké puisque ay ndaw la li ñu def nañ ko ci boole parce que moo ñu jiite. ñu explique situation moom mu ne il n'est pas au courant de ça. ñu dem ci nga xam mooy délégué de quartier bi aussi laaj ko mu ne il n'est pas au courant de ça. donc ñu ne ñun commencé feete benn centre d'épuration bu toll nii ñu finance ko à hauteur de 13 milliards 500 mu dugg ci département Mbacké commune bu Mbacké nga xam ne délégué de quartier bañ koy def ci quartier am sax yëgu ko. ñu la déeta waaye population ba sax yëguñ ne projet bi mi ngi dugg ci dëkk bi donc y a quelque chose bu nekk derrière le projet. te bien vrai que ne amoon nañ écho ko ne projet bi dañ ko rejeté fépp. par la suite ci lañ écho dañ ko bëggoon def njaayeen mais waa njaayeen dañ leen defaloon comme genre bout de vidage. mais bout de vidage bi ñu leen koy defal dañ ne leen fii dañ ko fiy def mais dañuy def engrais ngeen ciy bay. et tout ça seen njaboot di ci liggéey. ñoom ñëpp ñu accueillir projet bi. kan moo leen waxoon kooku même si yàlla bëggee ba mu fii nekk moo ko fi defoon. léegi nag bi nga xam ñi nga xam ñoo dirigé woon projet bi ñëwee loolu lañ wax ñoom tim ñu accueillir ko ak un cœur ouvert. mais malheureusement loolu amu ci. ndax tey boo demee Ndiaye ñoom mënatuñoo nooy.
marché nañ fi dem nañ fu nekk mais def nañ ko fa déjà le coup est déjà parti. bi ñëwee bëgg fa defaat bi aussi ñoom aussi dañ ko rejeté. par la suite ci lañ daw ñëw fii mais biñ ñëwee fii li ci gën a doy waar mooy projet bi dañ ko doon xumtoo projet bi maanaam. ci biir néeg nañ ko tënkee yemale ko ci biir néeg ba di yoot di ko def nànk-nànk. ba population bi yëg ko ñooñu ñan lañ ñooñu nga xam ne ñoom ñoo waxtaanee projet bi ba def ko fii ñan lañ. non principal responsable bi c'est le maire sortant Abdoul Mbacké Ndaw donc moment boobu aussi ci lañ ci def ay émission fekk ko gisante ak moom. ne ko projet bi ñëw na mais projet ñun waa Mbacké moomuñu ko moom aussi mu la ñu noo intercommunalité la waxtaan nañ ci d'ailleurs Mbacké daf ci war a am 600 branchements ak 5 kilomètres canalisation. ñu la ko léegi d'accord loolu lépp nga wax d'accord dégg nañ ko mais étude impact environnemental est-ce que mën nañ ko am ba fii ñuy waxee amuñu ko. ñu ne ko projet bi xanaa buy ñëw nañ def audience publique. ñu dëkk ci quartier bi xam lan mooy ñëw. mu la noo préparé woon nañ ko mais ki ko waroon de dafa génnoon patti patta xam nga rek wax. ñu ne ko d'accord mais monsieur le maire ñun waa population Mbacké ñun jeunesse bu Mbacké ñun soxlawuñ projet bi. c'est parce que projet bi ngi nekkoon 20 hectares lii 20 hectares la. lañ jël jox ko Touba ñu ne ko projet boo xam ne waa Touba moo ko moom ñun Mbacké ñun dañoo am problème suuf. déjà ISEP baa ngi fii université bi nga xam moom université technique bi ñu war a tabax ñëw na projet bi. déjà ñun amuñ fu ñu ko def. le centre de formation professionnelle technique bi fi nekk day loué ba fii may xëy yow. amuñ ñoom suuf. le comment se fait-il ñun commune bu Mbacké ñun ñu jël 20 hectares war koo jox Touba. Touba bi nga xam te ni Mbacké quartier la ci biir Touba. li mu am ci suuf Mbacké amul asaka ga. ñu ne dañuy jël suñu 20 hectares jox ko Touba pour que waa Touba ñoom def ci aw lan lañ ciy def seen ay eaux usées nañ ñuy indil. ma ne ko le maire monsieur le maire mu ne ma ne ko lan moo tax Touba bi nga fa demee xëccoowoo extension électricité. xëccoowoo kilométrage de route yi. xëccoo extension d'eau amoo looy xëccilu ay fosse di ñu ko indil. je suis désolé mais monsieur le maire ñun soxluñu ay fosse. su ma la déggee bu baax dafa mel ne da ngeen di bëgg a wax ne intérêt personnel am daf ci nekk ñu dem ñu xoolaale tamit yeneen kii. waaw mën nañ ne intérêt personnel daf ci nekk c'est parce que d'après les informations yi ñu ci am. mooy jox nañ ko ci 73 millions. man personnellement interpellé naa ko ci moom la maire. mu ne 73 millions joxuñ ko moom mooy municipalité bi lañ ko jox. ñu ne ko ana xaalis bi mu la xaalis bi mi ngi trésor 40 millions yi fay na ci ay bor yeneen 23 millions yi dañuy xaar benn projet bu fi ñëw comme ça ñoom 33 millions yi ñu jéem ko cee boole am fu ñu ko def ci dëkk bi. ñu ne ko non yow monsieur le maire kon c'est là pour que da nga sacrifier population bu jàmm gën. pour yow mën a compenser ay dettes donc ñun noonu nañ ko jàppee. parce que centre d'épuration bi ñun population jàmm gën ñun soxlawuñ ko. àll bi mi ngi nii ma la ko mais pourquoi pas àll bi sori na am nañ presque 7 à 9 kilomètres. boo xam ne yëpp àll la. pourquoi pas monsieur le maire duñ jël projet bi ngeen avancé ko ba avancé bi ci digg àll bi ngeen implanté ko foofu parce que amul dëkkuwaay. parce que projet bi dañ ne 500 mètres. 500 mètres ak projet bi kenn waru fa dëkk. mais kër yaa ngi nii. yaa gisal sa bopp ma la ko benn ngi nii. benn ngi nii même pas 10 mètres. kër yi ñoo wër projet bi donc loolu mooy li ci gën a doy waar. mais puisque 73 milliards yooyu waroon naa génn bu duggeetu dafay laal commune 73 millions yooyu war naa génn puisque bu génne dafay laal commune bu Touba bu Kayel peut-être yéenewut 73 millions yooyu yéenewu ci waa commune bu Kayel donc moom moo ko bëgg a lekk ci commune am tax mu sacrifier population bu jàmm gën ba indil ñu guuta bii nii te foofu nañ toll actuellement. xam nga tamit li ngay wax dafa nekk loo xam ne ni lu sérieux la parce que lu toll ne ab dëkk lu mel nii di fi ñëw mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla li nga wax la bala ñu ko fiy def waroon nañu mën a consulter ñi nga xam ne ñoom ñooy fii délégué de quartier beeg ak yeneen yu ni mel ñu mën leen wax li fiy ñëw lan la mais bu fekkee dañ ko fi tabax nii te ñu leer na ne lii dara njëriñu Mbacké nekk ci comme ni nga ko waxee bu ñu paree danañ gëstu laaj ko moom lii ba xam njëriñu Mbacké ngi ci am de ndax yàgg na fi te coow yi bari na ci dafay nekkoon loo xam ne am na luy lënt ci biir le fekk nga tudd ci xaalis boobu tamit day doy waar léegi yéen nan ngeen fas yéenee def ak centre bi. non dara damay ñëwaat daray Mbacké nekku ci. c'est parce que confirmation nañ ci am. d'ailleurs bi mu waxee loolu ñun téye nañ loolu. téye nañ loolu ba pare ne ko maire Touba mënu cee am 1600 branchements commune bi ko accueillir di ci am 600 branchements déjà loolu c'est injuste. mu ne ñoom danañ xool après seeni wax. mais ki nga xam ne si nii tey moo nekkoon directeur ONAS ci moment boobu noonu je ne sais pas Lansana dama fàtte turam. Lansana moom ci boppam.
moom ci boppam ak ay équipe am ñoom bi ñu ñëwee taxaw ñoom bi ñu leen tuddalee 600 kilomètres de route yi dañ ne leen non arrête ñun 600 kilomètres ñun yëguñu ko de. Safrula 5 kilomètres. 5 kilomètres yëguñu ko ak 600 branchements. non projet bi loolu amu ci. ñu ne ko ah bon mu ne si loolu amu ci. il a fallu ko biñ fi ñëwaatee visite. am na ci kenn ñoom dafa geesu ne maire bi yow yaay kan. mu ne ko man la monsieur le maire. parce que li tax mu posé ko loolu li maire bi doon wax. cela pour que le maire ne maîtrisait même pas le projet. indi na projet bi. mais il ne le maîtrisait même pas. biñ toogee ne ko léegi waa léegi bu canal di jugee Touba di ñëw Mbacké fan lay jaar. xam lan la ñu wax. route nationale bi lay jaar. fan la canal di jaar. boulevard bu Ndoyeen la jaar. il a fallu que waa boulevard de Ndoyeen jeunes ya fa nekk comme mon frère Bay Babacar Sy. ak ñoom Naar Gueye ñoom ñëpp génn def face ak ñoom. ne leen d'accord fii ngeen koy jaarale. amul problème mais fii espace la boo xam ne jeunesse dañ ciy football. canal yi moom du génn wala du fi jàll. ñoo xam ne nañu mujj def. dañoo mujj gas canal yi def ko sous terrain. pour mën a libérer. libérer espace boobu jeunesse bi di footballé. pour mën a jàllale ñoom seen projet. mais biñ ko defee lan moo ci xew nawetu daaw dinaa la jox ay image li ci xew mooy bi taw bi baree ba bari waa Touba dañoo dindi seen bouchon yi. xam tijjeeguñ ko. léegi dañ koo dindi ñoom fu mu jaar fu ne dañuy tijji bouchon yi léegi bu ñu ko tijjee ndox mi dafay versé wu foofu léegi ndox fan la ñëw boulevard bu Ndoyeen la ñëw oto yëpp ñëw foncé wu foofu noonu yow déjà projet bu pareegul rek def jéyee boobu 2 à 3 jours ay plateau oto ay car foncé wu foofu noonu ndax lan dox bu jugee woon Touba yëpp dafa versé wu biir Mbacké donc nag Mbacké nag du mbalitu Touba. du mbëbësu Touba quand même. Touba am nañ espace. fu ñu bëggee mbëbës am na fu ñu ko mën a def. mais la population de Touba ce n'est pas à la population de Mbacké de continuer ses eaux usées du ñun waa Mbacké ñun. ñooy continuer ay eaux usées Touba. Touba am na espace am na fu ñu ko mën a defee ñun Mbacké ñun dañoo am lu ñu doy sëkk. dañu doy sëkk lan la dëkk yi foo toll mi ngi inondé foo jaar mi ngi inondé. léegi moom mi nga xam ne moom moo ko fi defoon jugee na fi ki fi nekk mooy le maire Gallo Ba tey gis nañ travaux yi dafa taxaw dara doxul ndax jot ngeen ci waxtaan ak moom donte liggéey bi continuité lay doon lii da ngeen di bàyyi mu wéy wala da ngeen bëgg ñu arrêté ko. non dafa taxaw parce que d'après les informations yi ñu ci am ñun mooy entreprise dafa dem fayit. ñoom loolu la ñu fayit loolu la ñu entreprise dafa dem fayit bi ko yoroon d'après les informations yi ñu jox ñoom. entreprise bi dafa dem fayit donc loolu déjà beneen cas la. te boo rombee seen base bi déjà amatul seen benn matériel bu fa nekk. dara nekkatu fa à part seen bureau yi ñu fa defoon mais tout ce qui est matériel lu yóbbu nañ ko. mais est-ce que vérifier ngeen information bu wér ba ne entreprise bi dafa dem fayit. dama ne la d'après li ñu wax. su ma ko vérifié dama naan la dafa dem fayit. mais dama ne la d'après li ñu wax. ñi nga xam te ni jokkoon nañ ku mel ne naar. keroog expliqué jokkoon naag am na benn soxna bu fi ñëwoon. jokkoon na ak ñoom mais ñoom li ñu waxtaan ak ñoom mooy entreprise actuellement dafa dem fay. d'accord kon loolu beneen problème la. déjà ñoom gas nañ dëkk bi yëpp. def nañ seen ay canalisation gis nga lii ni ci yoon ndox maa ngi fi stagné. yoo yaa ngi dugg ci dëkk bi. nit ñaa ngi sonn et tout ça amul dara luñ fi def. te ñoom dañoo ne woon buñ ko defaree ba pare dafa am machine de traitement. boo xam dafay traité li nga xam ne mooy engrais. di ko génnewaat di ko jaay en plus ndox mi itam dañ ciy mën def ay jardin li wër bassin bi buñ ko defee ci nit ñi di ci mën di bay. waaw mais yow déjà yow bi ngay defar lii. ay këri jàmbur nga nangu ñii dédommagé ne leen am na ci majeure partie kenn dédommagé wu leen yow ay këri jàmbur nga nangu déjà jël ko. ñu li jël loolu pareeguñ ngay li wër fii dama fiy bay yow fii da nga fay am da nga fay suuf boo bay. et c'est ce qui s'est passé ak bout de virage bi nekkoon fee loolu lañ leen waxoon. ñëw ñu leen monsieur le maire yéen amu leen fi espace bay wax ay waxu bay su fekkee li ngeen di wax lu sérieux la. dem leen ci biir àll bi ngeen defa projet bi. d'accord su boobaa di ngeen am espace bu toy bay bi ngeen nit ñi bay ci. xam naa nag monsieur le maire yow la ñuy interpellé Abdou Mbacké Ndao lii war nga ci andi ay tontoo ki leeral mais li ma laajoon léegi ndax actuel maire bi moom jot ngeen ci waxtaan ak moom tolluwaayu liggéey beeg fii nii. waaw actuel maire bi jot nañ ko ci bronché. tooguñ waxtaan ci waxtaan bu sérieux parce que mi ngi soog a ñëw. donc bi nga xam ne njëkk nañ ko rencontré ñu ngi ko doon rencontré ci leneen. di ci waxtaan ak moom mais finalement branché nañ ko. biñ ko moom li mu njëkk a ñaawlu mooy comment ça fait ñu jël 20 hectares di ko jox commune bu Touba te ñun commune Mbacké am problème.
donc loolu la njëkk a déploré te moom tim nee na aussi après danañ ci dox ay jéego donc ñu danañ toogaat ak moom waxtaan ci ak moom gën ko xóotal li ci nekk moom aussi dina am le projet dina am le document. am na loo xam ne peut-être moom moo ñu koy gën a maîtriser en tant que maire. souvent li ci war jàpp nañ dana ko ci def. mais ñun li ñu xaar ci moom. li ñu xaar ci moom ñun. mooy lii moom def nañ ko fi ba pare. 13 milliards 500 du ay caaxaan. duñ ne dañuy ñëw di ko raser. di ko utiliser à d'autres fins non déjà ñu dañu am problème ñun waa commune bu Mbacké amuñu fi nga xam ne dafa lañ mën a déverser ay eaux pluviales. amuñu ko dëkk bi fépp ngi inondé. ñi ngi naan canalisation mais bu ñu defoon canalisation fan nañ ko yóbbu. maam yéen da ngeen a bëgg li ñu transformé ko. li ñu bëgg mooy. commune bu Mbacké ci boppam jël ay responsabilités lii ci commune am la nekk mu am ci part bu am solo. su ko commune mënee récupérer def ko yëfi commune sax nañ ko récupérer def ko yëfi commune bi parce que Touba itam am nañ espace bu ñu def seen yëfi bopp. mais nag li ngay wax dafay xawoon roog lu impossible ndax loo xam ne ni ay millions dugg na si ba am ñoo xam ne nee nañ ñoom ñoo jël millions yoo ak yeneen ndax loolu dana yombati. li ci dugg lépp ci commune bu Mbacké la. li ci dugg. commune Mbacké la dugg projet bi commune Mbacké la nekk. est-ce que Mbacké jëriñoo na 73 millions yooyu ngeen wax. loolu nag maire lañ koy laaj parce que ñu bi ñu ko laaj daf ne fay na bor ci 40 millions yi publiquement moom moo taxaw moo ko wax 40 millions dama cee fay bor donc nag li ma ko waxoon rek mooy ce n'est pas à nous de payer ces dettes commune bi tey ñoom nañ sacrifier quartier moom nañ sacrifier tey pour fay ay boru maire léegi puisque léegi mi ngi fi coow. est-ce que du bor yi mu fi fekkoon. non loolu mënu ma ci sori. moom la moo xam ne ay borom dafay demee yu mu fi fekkoon la wala yu mu am moom la wala est-ce que fay na ci bor wala est-ce que fayu ko loolu mënu ma ci sori. mais li nga xam ne moom la wax moom. man loolu laa mën a wax. moom loolu la ñu wax. lan ngeen soxla dëgg-dëgg yéen waa Jàmm. non li ñu soxla ñun waa Jàmm gën mooy projet bii nii ci moom def nañ ko fi ba pare. n'est-ce pas. li ñu soxla mooy mu am comité de suivi ñëw lépp luñ ci waxoon. lépp luñ ci waxoon ñoom ci ñeneen am nañ cahier de charge lépp lu ñu waxoon ci cahier de charge ñu respecté ko traité ko nit ñi bañ ci lor mais tey au début mën nañ ko def mais demal 5 ans voire même 10 ans. bombe à retardement la tôt ou tard explosion la mooy am ci koñ bi parce que kenn dootu fi nooyi parce que tey foo tourné Kaolack ak Dakar fi pour télé yi foo kii ñu ngi yuuxu seen centre de dépurage ça prouve que li ci war ñoom duñ ko def donc loolu mooy suñu inquiétude ñun waa Mbacké loolu mooy suñu inquiétude ñun waa ñi nga xam ñoo dëkkee fi dëkk ak bassin bi. en tout cas jege na kër yi. c'est parce que ñun ñoo dëkk ak moom. quoi qu'on puisse dire maire dëkku fa le maire actuel dëkku fi le maire sortant dëkku fi. ñun ñii ñoo dëkk ak bassin bi. tey buy impacté wu tey suñ kaw lay impacté wu. donc li tax tey ñuy wax mooy nañ ñëw àggale seen ay travaux respecté cahier de charge bi moom comité de suivi boo xam daf koy suivre. parce que lii ONAS moo ko yor commune yoru ko. c'est l'État. ONAS moom moo ko yore bañ na ko ba li nga xam te ni moom la fiy jëlee di ko yóbbu muy engrais et tout sax amuñ ci dara commune bu Mbacké amu ci dara du engrais ba du ndox mi dara la ci commune bu Mbacké amul c'est ce qui est grave. yéen daal maanaam soxla gi dëgg-dëgg moo daal centre bi bu mu fonctionner bu mu dox quoi yéen loolu ngeen wax yéen waa Jàmm. non ñun buñ sañoon. du am ñun buñ sañoon centre bi du fi nekk. mais dañ ne puisque nekk na fi ba pare. puisque nekk na fi ba pare ñoom. li ci war nañ ko def xam nga lii ñu ko bàyyee nii tey ndox mi tey miir yaa ngi ne côté bee dafa daanu. loo fekk tey ay sàmm ñooy sàmm. donc c'est là pour ñoom pare wuñ pour def ci li ci war. c'est parce que lii ci yow mënoo ko defar 2019 2020 2021 ci lañ arrêté travaux yi ba 2022 bi nii ci yow amul gardien yëpp ngi bunt yëpp ngi tijjeeku. ndox maa ngi stagné wu fii yëpp ngi sax ay ñax c'est là pour même bu opérationnel aussi nii lay demee. mais man je pense que tamit l'actuel maire moom moo ñu ëpp information defe naa ne que moom si nguur gi la bokk te it lépp luy xew ci dëkk bi xam na ko ndax passation de service amoon na kon defe naa ne que il est au courant de ça xam na li nga xam ne moom moo xew fii kon yéen defe naa war ngeen dem tamit laaj ko moom waxtaan ceeg moom bala tamit lii buñ ko bàyyee ni amalu ñu njëriñ war nañ ko mën a jëriñoo quand même. non c'est à lui de prendre ses responsabilités. en ce moment. faut aller le voir aussi. en ce moment c'est à lui de prendre ses responsabilités. xam na li fi nekk parce que dama lay nett li ci xaw a jotoon a xew. ñun biñ njëkkee taxaw di wax ci bassin bi. le maire ci boppam dafa dem bind ci benn papier ci benn journal. ne directeur général Galaba mi ngi bloqué ay infrastructure état loolu lañ bind ci titre noonu lañ titre. maanaam Abdou Mbacké Ndao booba moo ne woon DG Galaba. moom monté ay jeunes moom monté ay jeunes pour ñu bloquer ay travaux ay travaux état sax la wax. ne état travaux état ci commune bu Mbacké. ci ban journal la.
bon damay bañ a juum. mi ngi ni sama kii après naa la ko jox. peut-être di nga ko gis. n'est-ce pas bi mu ko bindee papier ba léegi mi ngi ak man. maire itam affaire bi jaaxal ko le maire actuel parce que il n'était même pas au courant. parce que combat man nekk naa ci presque 3 mois mosuma ko ci wax te chaque week-end ñooy nekk. daaw noonu ba ñu foog ne politique. non c'est parce que c'était pas politique. affaire commune bu jàmm gën la affaire de quartier bu jàmm gën la. c'est pas affaire de Galaw Ba du affaire politique. te itam li nga xam te ni moo ci xew mooy biñ commencé di wax moom la maire ci boppam moom mu def ay porte à porte di wax nit ñi ne leen carrément ñii dañuy politique ndax lii seen doom ñoo ci war a liggéey njariñ la ñu leen indil la mais seen intérêt yi bopp moo tax fi mu nekk di ñu du fi ñëw mais tey ban jeune Mbacké bu dëkk jàmm gën fii nii tey boo doon liggéey ci projet bi amul ban jeune moo dëkk biir Mbacké tey ñëw liggéey ci projet bi amul kenn de laa ci xam te du jeune. te li xam naa la def lii ni tey bi ñu koy def sortie point de presse il était là moo ki njëkk a jël parole mais xam naa moo ci xew Seydou Naliou moom moo rocceeku dem liggéey ak ñoom man bi ñu ma ko waxee gaw ma ko te fi mu nekk di groupe WhatsApp bu mag la jiite Mbacké di kaas ci Mbacké di wax. kan la bi ñu ma ko waxee man gaw ma ko mais moo fi nekk tey moo ñëw tey liggéey ak ñoom moo kooku laa xam ne man mi ngi liggéey ci projet bi. mais il faut ñu xam leen tamit parce que dëkk bi ñun ñëpp a ci bokk am kan moo def jëf jooju. non Moustapha Diagne moo ko def. sama grand Moustapha Diagne kooku laa xam ne mi ngi liggéey ku ne am na kuy liggéey Mbacké dëkk Mbacké dugg ci projet bi. dama naan Moustapha Diagne la. pour yéen lu tax mu def loolu. xaw ma ay raison la mais moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci combat bi. ñëw na fi point de presse ñëw na fi ay réunion nocturne ñëw na fi lu ne la ca gannaaw ba tax mu ànd ak ñoom ñëw di liggéey man xaw ma ko. te waxu leen ci dara tamit. laaju ma ko itam. gi ñu ngi ci centre bi xam nga 20 hectares dafa nekk loo xam ne nii c'est quelque chose gis nga ndox yi moom ndoxu taw yi la ñoom ñoo fi wàcc nii tey ndox yi rek man gëm naa ne tey waroon nañ ko mën a jëriñoo mais yéen def nañ ko fi ba pare maire bi fi nga xam ne moo fi nekkoon dem na maire bi fi ñëw li ma la waxoon ci laa bëgg ñu taxaw ci da ngeen a bëgg centre bi continuer doon centre bi mu doon wala da ngeen a bëgg maanaam ñu soppi ko ci neneen noo xam ne nii dinañ ci waa dëkk bi dinañ ci gën a gis seen bopp. Seydou Naliou lii ndoxu taw rek la. taw rek la taw. dong la li mu fi jot a taw. moo nekk ni xoolal déjà bassin bi li mu doy. waxuma laa na population bu Touba. population bu Touba. ak li ñu xëy di consommer ci ndox. lépp war a ñëw fii même pas un mois bassin yëpp fees léegi bassin yi peese léegi après fan nañ jëm ñun. doy na waar sincèrement. fan nañ jëm lan moo ñu wax du mës a refoulé sax ñëw suñ kaw xamuñu. c'est parce que population li ñu xaw a tiital mooy population Touba moo nekk dëkk boo xam ne chaque jour day màgg. te xam nga dañu nekk tamit ci dëkk boo xam ne xam nga lan mooy fa doy waar Mamor loo wax ñu ne politique la dafa ànd ak diw da koy politiquer loolu moo tax ñu bëree bëri combat yu bëri duñ ci sawar da ngay dem ba ci biir après mu mujj doon mbiri politique wala boog ñu ne yëfi politique la ak sensibilisation bi war ba askan wi war a mën a xam li nekk ci Mbacké dañ war koy waxit dafa mel ne dafay des des fois. non raison de plus que moo ñu tardel loolu moo indi problème bi yëpp. c'est parce que loolu nañ gëmloo askan bi. mais man Mamor Diaw man awma loo xam ne si nii tey dinaa ko def pour ay politique. non 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 politique bu jotee dañuy politique yi. ànd nañoo ko ñu ànd ak moom politique. mais lii suñ koñ la. quartier bii ni coom actuel maire bi nga xam ne mooy le DG Galaba bi nga xam ne si nii man coom foo ma gisee gis ko. ku ko mënut a jot sax bu ma woowee man lay jot. kooku noonu ci boppam tey mu fi nekk tey bu defee leen loo xam te du yoon ci jàmm gën tey laa la wax nii de. ma taxaw ne ko monsieur le maire li nga def. moo tax nag ngeen war a fexe mu ñëw fii gisal boppam. non dina ñëw dafay soog a jël service presque yàggul def na fi ay lan peut-être sax 6 mois. n'est-ce pas. boobu ba léegi mi ngi ci ay priorité dëkk bi lii tam ci priorité dëkk bi la nekk. dem na dëkk bi gis nañ ne li fi manqué woon bari na ay oto mbalit amu fi woon tey jii may waxee yow tey mi ngi woon centre de santé. c'est parce que ku nekk xam ne centre de santé Mbacké dafa am problème ak électricité Mbacké bi et tout ça. tey na fi ay maintenanciers yoo xam ci état dañ bokk ñëw nañ fa def ay visite et tout ça war ci def rapport. n'est-ce pas war a réhabiliter théâtre verdure yooyu yëpp donc tey def na ko. kon c'est là pour que mu ngi ci préoccupation dëkk bi. lii nii itam ci ay priorité am lay bokk. te itam dinañ ko ci woo dina fi ñëw liñ ci war a jël comme responsabilité aussi dina ko jël ndax ñun aussi duñ ko bàyyi noonu. voilà dinañ ci wax ak moom liñ ci war a wax ak moom liñ ci war a def gëm naan dina ko ci def. man daal li ma jaaxal ci centre bi mooy kër yaa ngi nii stade baa ngi nii bu paree boo taxawee ci bi da ngay seen li nga xam ne nii moom mooy centre bi. lii ay kër la te kër yi tamit yi ko jege dañoo amul doole ndeysaan ñoom peut-être duñu xam dëgg-dëgg li ñuy bëgg a def wala buñ ko xamee duñ ko mën a jooytu après ñoom ñoo ciy gën a loru ko ñu ko fi def. non Seydou Naliou ñoom dañu xamul. te itam waxuñu leen dëgg. parce que kilifa bu taxawee wax rek da ngay jàpp lépp li mu la wax mooy li am.
c'est parce que monsieur le maire sortant. dama ne la moom moo defal boppam porte à porte. ne leen carrément lii dafa baax seen ay doom ñoo ciy liggéey. yéen it dina waroon a jaral ngeen def porte à porte boobu. ñoo ko njëkk a def loolu. ñoo ko njëkk a def loolu wax leen li ci nekk mu jaar fa waxaat leneen mais même pas lan 2 mois ci ginnaaw am nañu benn groupe bu ñëw sama kër da ci waxtaan ak man. Mame Mor di nga doon wax fii de vraiment dégg na ci information yoo xam ne ni naka nañ mën a def ba lii daal mënul fee jóg may leen jóg moom c'est trop tard. c'est parce que bay fooree jóg parce que bloqué nañ ko fi 3 mois travaux yi taxaw ñu nekk ci lijjanti loolu su fekkoon moment woon ci am nañ soutien population bi ci boppam dinañu mën a jàppale il a fallu ko ay nit ñu jugee Ndoyeen ak ñoom grand Moustapha Diagne ñoo doon ñëw fii tey di ñu épauler di ñu jàppale pour que combat mën a avancer. mais ñii ni ci moom dañu xamul mais je pense que ne commencé nañoo xam ndax def nañ ko fi abandonné nañ ko. liñ leen waxoon gisuñu ko. nit seen doom yi ñu ne ñoo ciy liggéey seen benn doom liggéey nañ ko ba nit amul ci benn doom bu ci am journalier amul déjà ko ci la soog di xam ne kon lii ñu leen wax du dëgg. d'accord. yéen visité nañu centre bi li leen ci umpoon lépp leer na leen ci waaye nag monsieur le maire Abdou Mbacké Ndao moom it xam naa du ñàkk ñu dem seeg moom waxtaan mu andi ci ay leeral ndax biñ ko fiy def moom moo fi nekkoon te dégg nañ li nga xam ne Mame Mor Diaw wax na ko Mame Mor ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. waaw ñu ngi lay gërëm yow itam Seydou Naliou ci déplacement bi vraiment lii am na solo donc quartier bu nekk war naa am lii jafe-jafe yëpp muy mën di génn. askan bi di ko xam autorité administrative aussi di ko xam. di ci jël ay matuwaay. jàpp naa ne bëgg nañoo def mais parfois dafay am yoo xam ne duñ ko faral di yëg. donc puisque ñu mel ni yéen a ngi fi lépp loo xam ne si ni xew na fi rek dañ ko mën di xam. et tout ça di leen remercier waat ñi nga xam ne doon nañ suivre émission bi ñëpp. di ñaan yàlla aussi suñu wax bi aussi mu jur njariñ. di waat la population de Mbacké. commune bu Mbacké ñëpp njug takku taxaw xam ne lii mën na leen a jariñ puisque def nañ ko fa pare. ni mu waroon jariñee Touba parce que Touba bi ñu ko fi def seen njariñ la woon. mooy ne lépp luy déchet mën fi ñëw. léegi nag puisque def nañ ko fa pare waa population Touba ñoo mën a taxaw ne lii suñ localité nañ ko def. bu Mbacké ñoo tax ñu lii suñ localité nañ ko def kenn duñ ci ëpp njariñ suñ paree aussi ñu takku taxaw suivre ko lépp li ci war a nekk ñu def ko ci loolu lañ leen di invité di leen santaat di leen gërëm merci beaucoup. voilà merci beaucoup Mame Mor Diaw yow ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci Mbacké rawatina Diamaguène vraiment gis nañ daal ndaw ñu bari bu ñu defoon ni yow dëkk bi dina gën a jëm kanam ñu ngi lay remercier bu baax ci loolu mbokk yi ñu doon seetaan aussi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñu àndoon nag Thier ci cadrage bi tey moom xam naa ne ndigg bi dina am problème tourné nga gauche tourné nga droite voilà jërë ngeen jëf ba beneen yoon ak beneen invité merci beaucoup. Merci.